yi fi amoon mooy mois de mars te gis nañ ne ba ñu bëggee jàpp Ousmane Sonko askan wi fu ne la ñu génne fu ne ci réew mi génn nañ ba lu fi xew fi ba am ñu ci ñàkk seen bakkan te président de la république aussi génnoon na fi def sorti mu ne réew mi am na ñam kenn mënu leen jàpp parce que nit ñi yam am ñam leen boo leen jàppee xëy na mu taal réew donc Ousmane Sonko est-ce que de puissance boobu tey moom la am. waaw puissance benn amu ko puissance zéro la am xam nga tombé waral ay gaaf Ousmane Sonko du dara tekkiwul dara mënul dara du amul benn doole bala may dee ñu naan mooy nekk président du nekk sax chef de village ngeen sigee sorbe dinañ ko kàcciri du ko duma yu mësul ci àddinaam ndax du dem ngénte il n'est pas bien parti da leen nax dama lay wax tey Sénégal yi nañu yeewu Ousmane Sonko du dara même Ziguinchor xale bu ndaw sax bu jógee dafay gagné maa wax lu tax kenn xamu ko Ziguinchor du ci nawetaan Casa Sport président Seydou Sané maa ngi koy nuyu sama xarit c'est l'un de mes meilleurs amis duñu mun bote 2 jours mooy candidat conseil départemental xam na li may wax Casa Sport kuy Casamance da ngay cotiser Casa Sport Sonko mosu joxe dërëmam même pas 1000 francs kooku pour moom du Casamance te cadre Casamance yi nekk Dakar yëpp dañu cotiser pour jàppale Casa Sport mosul dem ngénte Ziguinchor mosul dem dëj HLM Néma bi mu bokk mosul fa jënd benn ballon bu jar 10 000 francs pour ASC ba donc Ziguinchor nawloo wuñ ko defuñu ko sax Ziguinchor waa par contre élection présidentielle jaar na fi Fatick am doom ju nekk candidat moo Fuuta mu ko ñuy wax Macky Sall Saint-Louis am ku ñuy wax Madické Niang Thiès am ku ñuy wax Idrissa Seck Tataguine jur Issa Sall Casamance yëpp kenn moo fa doon candidat élection présidentielle muy kan Ousmane Sonko ñu ne ñoom balu ñuy fal keneen te loolu la wax wër a gëmloo fal leen seen doom ji man kenn rek may candidat ci Casamance yëpp ndax Ablaye Balde daa mujj bàyyi candidature am yoon la aussi boo ko seetloo waa Casamance réaction bu ça se comprend bu ñàkk fayda xam nañ ne waa Fatick kat dañu wateel Macky Sall kon ñun nañu wateel suñu doom ji mais boobu benn nit la woon rek di candidat mais bi pa xoolal Seydou Sané dafa nekk candidat di bi pa dul ka même mu nekkul candidat mooy directeur campagne ñoom Benoît Sambou ak Seydou Sané bii pa waa PDS fa nekkoon am seen parti bii pa waa LD waa PIT bii pa waa parti socialiste waa AFP dëkk ca dëkk ba yàgg ca dëkk ba tekk ca dëkk ba bëgg dëkk ba jàppale dëkk ba masul jàppale dëkk ba élection nawetaan mooy élection locale mooy nawetaan xam nga nawetaan dafa am joueur nawetaan moom xam nga mu ngi joué ci kaw mu ngi bokk ci xam ne équipe nationale mais xëy na remplaçant la foofu mais bu ñëwee ci nawetaan di ko faale Sadio Mané du dem joué nawetaan ba mbaali xuma wala boobu Sédhiou noonu la mel rek nawetaan daal dañu nga xamante affaire quartier la quartier ba kay dimbale nit ñi ci quartier ba bu soxlaa nga ne man maay Ousmane Sonko yaay kat ma soo dimbale kenn ci quartier ba doo dem dëj doo dem ngénte doo dem céet doo ñëw grand place waxtaan doo ma xale jox leen bal ne maa leen gën yéen ñëpp samay jaam ngeen yéen waa Casamance maa leen jënd soo ma bàyyi leen moom bu ma bëggee rek ñi leen doon dimbale ñëpp ñi fi nekkoon ñëpp di leen jàppale depuis des années ay Robert Sagna ay ñoom Seydou Sané ñëpp fàttali leen ñëw leen ci man maa yàlla ma yónni man maay le Messie man maa yonent bi moom du yonent du yàlla du wàlliw bu ñëwee di fekkul dara ci dëkk ba gox-goxaan élection gox-goxaan xam nga gox-goxaan dañuy xamante seen biir kii dimbale xale ci bal ci mayo kii dimbale xale ci ay loyer Seydou Sané mi fay salaire footballeur yi xale yi ñu bëgg ko bi ñu gagné keroog coupe du Sénégal dóor jàmbaar palais lañ jubal ci Macky Sall mi leen di dimbale loolu c'est très important boo seetloo mbir moom yow yëgoon nga loolu Casa Sport gagné coupe du Sénégal jubal palais de la République première destination de la coupe du Sénégal le palais te yoonu Casamance boo jógee final ba Thiès mën nañu continuer noonu daal wuti Kaolack yëpp pont bi dem dëgg mais dañoo wàññeeku ñëw Dakar au palais borom palais bi ba borom Sénégal teeru leen wan ne Casamance Sénégal la bokk ñoom ñoo am reconnaissance li mu leen jàppale ak li muy defar ci Casamance moom lu mu mës a defar Ziguinchor
may bëgg a dee Doudou Ka bi nga xam ne du moroomam Ziguinchor du ko day jox liggéey xale yi di jàppale jigéen ñi financé leen jàppale mag ñi dafa leen dëkk yënga loolu sax dëkk ñoom Ousmane Sonko mu defaral mosquée ba mu rafet jour gàmmu benn waayam war a dem Doudou Ka ki mu envoyé pour mu représenter ko ñu ne bu ñëwee ñu sànni leen ay xeer ba pare defuñ gàmmu yënga loolu waxal waa wala déet non yow journaliste bi yëngoo damay xool ndax journaliste yi am mais du ngeen ko ñemee wax dëkk Ousmane Sonko seen village mosquée ba xam nga ni Doudou Ka ko defar yëg nga ko wala yëgu ko yëg nga ni xale yi Pastef fi dañu aaye woon mag ñi ne bu ci fa gàmmuñ sànni ay xeer ba gàmmuñu yëg nga loolu xanaa non dama bëggoon aussi xam nga journaliste aussi day am inter ci débat boo mënee yëngu ko rek ma continuer ndax ñeme nga parce que xale yi dañuy saaga xam naa ñu continuer saaga mais boo amee fit rek nee ma ndax yëg nga bala ñu ne fa damay fenn. maître journaliste yi amuñu kenn koo xamante ne ñu ngi koy ragal fii ci wax. voilà kon boog li ma bëggoon mooy bu fekkee wax naa loo xam ni ñun lépp lu ñuy xam nga ki dëgg tey kii dugg ñu def suñu liggéey de manière objective. xam nga comme dañuy informer sénégalais yi. waaw te boo waxee yenn wax yi te confirmé woo ko. ci pour informer sénégalais yi moo tax ñu bëgg nga dem vif directement rek nga wax exactement parce que dañ la ne tey Ousmane Sonko am na loo xamante ne tamit. lu ko nit bañ aussi. war nga ko mën a mën waaw xam nga jeunesse bu ngay expliqué bi. waaw bu léegi bul nangoo confirmer kon bul confirmer mais dama bëggoon sénégalais yi may suivre xam ne man jomb naa fen te xam nga li may wax bu dee damay fen ne ma mais da ngay fen wala nga ne yëguma ko loolu tax ma la ndax mën nga confirmer ni dëkk ñoom Ousmane Sonko dans son village natal mosquée ba jàkka ja Ousmane Sonko ko toj kii ka Doudou Ka ko toj defaraat ko peinture ko ba mel ni fanaal ñu ne dañ koy inauguré jour gàmmu booy Pastef bi taxaw ni paa bu fi ñëw ñu sànni la ay xeer loolu defe naa ne képp kuy suivre information Sénégal am nga ko loolu rek a taxoon ma bëgg na confirmer ma ne loolu au moins yow yëng ko waaye bu ñemewoo koo wax man mën naa continuer ndax saaga yi dafay metti xam naa ci réseaux sociaux yi képp ku wax dëgg loo xam ne intéressé wul Sonko wala neexu ko rek ndeysaan ñu saaga la ci laa dëkk waaye saaga yooyu moo ma gën a jox doole man saaga yooyu moo may dopee parce que saaga yooyu moo tax may dox ci kaw Sonko suba ngoon damay problème ci kaw boppam ñuy bëgg a dee lu nekk ñëw ko yekk man ñu intéressé wuñu ma nee na wéy mu ngi wax Sonko faale wu ko est-ce que moom Macky Sall faale na ko Sonko chaque jour mu saaga Macky Sall lu ne la ko yekk nee na da ko yóbbu sax léegi haute cour de justice Macky Sall da koy multiplier par 0 moom dina may jéem a multiplier par 0 parce que mënu ma tontu c'est différent alors que Macky moom kilifa la réew bi yëpp mooy chef doo dégg mu ngi ne président Macky rek la ñuy wax yow ko xam ne même sa dëkk mosquée ba bañ ko defaraatee ba mu baax ñaan nga ba toll ñetti ni kenn du ko inauguré ndax ki ko war a inauguré mooy Doudou Ka kon Doudou Ka moom Ziguinchor moom Casamance moom ak Benoît Sambou ak surtout Seydou Sané kon moom amu fa ñaari nit dama ne la moom rek candidat yëpp moo nekkoon un candidat issu de la Casamance te 15% yi amu ko ndax Ziguinchor matul 2% de l'électorat sénégalais xam nga lu mu am 7% yu Khalifa Sall ak 7% yu Karim Meïssa Wade umpule woon ñoom moom lañu woteel parce que waa kër PDS voté luñ Madické Niang kon du am 1% mooy 1% sax amu ko bu ñu woteeloon massivement Madické Niang PDS dina am minimum 7% mais ñoom dañu dem woteel Ousmane Sonko ba pare Khalifa Sall tey lii wane na ko bi mu ne day jàppale Idriss Seck wax na ko nii rek mais ci suuf ñoom ñëpp dañ jàppale xam naa ci dara ndax boo jëlee Lafia Diop doomu Mamadou Diop ndeysaan ancien maire de Dakar veille élection présidentielle Lafia rakku jabar woon Khalifa Sall ñoo doon ànd di dem ci audience Khalifa Sall dañ ko copté membre du bureau politique de Pastef du secrétariat de Pastef chargé de la communication te bu nekk khalifiste taxaw Dakar cela pour que ñoom ñu ngi àndoon ak Sonko kon 7% wu Khalifa 7% wu Karim bu ñu ko boolee ba 14 ak 1% parce que bul fàtte ni Ousmane Sonko plus forest la demee assemblée nationale teguñ ci 2 ans xam nga 2017 la 2019 même pas 1 an et demi même pas un an 2 mois rek mu jógee fi xanaa plus forest daa dem 15%. day wane bu Karim bokkoon am 7%
wala 8 Khalifa bokk am 6 wala 7 wala 8 kon moom du dépassé ay prix forestam il faut que nit ñi yeewu. mais il a quand même du mérite, maître. qui a dit qu'il n'a pas de mérite. non dama ne kan moo ne amul mérite. non bu ñu la déggee ngay wax. non damay bañ nga foog ni dafa am doole ju tax mën na yëngal Sénégal dama ne la bi ñu yëngatu noonu ci mu daje dama ne la tombé waral ay gaaf xam nga woote waat na fi ay yoon kenn faalewu ko y compris keroog ma Barthélémy Dias dañeen dàq duma leen jàpp leen Franc téye leen ba guddi ñu bàyyi nu ñibbi te dara dëkk bi yënguwul dara yëngutu fi xale yi génnoon mooy xale yi xiifoon dem au champ yi di tëbb ceeb di daw meew yi dem sama kër jël ay ginaar ay lu ne daw lu ne ñu dugg ca booba couvre-feu bi la woon xale yi amuñ liggéey yu ndaw yi doon def di jaayee buñ ko sonn lool xiif te ventre vide naa point d'oreille xale yooyu nag ñoo doon yëngal dëkk bi daw soog ko magasin yi plus bande yi nga xam ne Sonko leen jiite naan dem le kër jàmbur pour Adji Sarr ragal El Hadji Diouf ragal dellu ginnaaw pour mu mucc loolu yëpp coïncidence la dañ ni tombe waral ay gaaf bu mu foog nag bu tax mu foog ni loolu lañ tàmm de pression dañu woon le 10 novembre. mais dossier boobu maître dossier Ousmane Sonko Adji Sarr lan moo tax parquet bi ba léegi nangooguñ ubbi dossier bi est-ce que du tey. parquet est-ce que du tey li ñu ragal tey mooy ñu woowaat Ousmane Sonko dëkk bi yëngu comme nu mu meloon. dara du yëngatu yéen daal dafa mel ni du gën. mais lan moo tax. lan moo tax xamoo ko dossier bu ubbeekuwul ba léegi. xamoo ko non leeralal ñu. dossier bi ubbeeku na dañ convoqué ko muy lambar yi diggante këram ak tribunal bi ko convoqué xam ne bu demee xëy na day am mandat de dépôt mu ragal prison na nag mu nekk diggante këram góor gi ñu oo ko 9h du matin juge oo la nga xam ne ku juge oo lu ne mën na ca topp 9h nga soo génn sa kër ku la dul xaar waroo koo xaar tu juge du négaté pour dire yabaate Ousmane Sonko ak ni mu bëggee ñàkkalee fayda institution judiciaire ak ni mu ragalee juge ak ni mu ragalee prison tax mu toog këram ba 9h heure bi waree dugg ci bureau juge bi soo ko génn buntu këram si la kër góor gi ba nga koy xool de ci Sen TV na nga ko baxayoxoo xaw ma mu ngi dox oto Ousmane Sonko tant que na nga ko baxayoxoo ak caméra am ñoo gënoon a gaaw oto Ousmane Sonko muy raam di daw 0 à l'heure di raam ba buntu direction Sonatel ci VDN bi xale yi soog a ñëw parce que boobu Sen TV ak Walfadjri télé opposition yooyu ñu ngi wax naan waa fii la toll mu ngi nii xale yi di daw di ñëw Ousmane toll na fii nangam gars yi da xale yi daw di ñëw ñoo fexe ba am attroupement ba ay midi et demi mu soog a yegg rond point ba da nga yegg Atepa route de Ouakam foofu nga ma sa 1 kilomètre distance boobu 4 heures de temps ku xam ne juge ba nga toog di la nekk est-ce que c'est correct juge war la convoquer 9h midi et demi fekk la ngay raam di daw léegi taxaw yëg seen loxo ñu tàcc la wër la bañ sànni lacrymogène yi pour ñu dégager xam la am na ba yeggee Mermoz ba mujj lañ ko jël këf ko yóbbu ko gendarmerie ni y a trouble à l'ordre public ndax bu attroupement bi am na ñu ne ko dañ jaar corniche daw xam nga corniche mënu am attroupement mais pas 5 minutes ko dugg palais mu ne moom Blaise Diagne la jaar bu cité universitaire te boobu tardé na 4 heures de temps ku ci au 9h midi et demi ñu ne la gaawal jaar ni ndax nga egg nga ne non damay promenade damay jaar buntu cité universitaire Blaise Diagne jaar buntu Tilène jaar Sandaga tourné nag pour dem palais yegg fa ay 19h. mais lu mu doon ut gisoo ne am na ko. am na ko parce que bëgg toon dem prison te mus na donc def na doftalu na terewul tëdd na ñetti fan gendarmerie ci karo yi dañ ko mujj jël foofu di ko defee trouble ordre public wala nga wujji ma dégg ay naafeq ñeme yàlla naan wéy dañ ko waroon a bàyyi mu choisir yoon bi muy jaar ma ne kii bu ma noon juge bi man 9h05 rek ma dese na mandat dama ne di ko dégg ba midi et demi ñu ne ko na gaaw jël corniche bi ñëpp xam ne tribunal corniche bi moo gën a gaaw mu ne non man bii laa jaar Blaise Diagne fi car rapide di nekk ak buuxante bi laay jaar seen universitaire xale yi tàccu ma wax ak ñoom soo avancé dem ba bu dëkk leen ma waxtaan ak ñoom jàll dem ba Sandaga def fa 2 heures de temps soo ko wuti palais bu ko defee timis jot kuy au 9h ci suba
loolu xam nga lu muy wane que respecté wul justice ci temps yi lépp loo wax bu saaga la Samba Sall saaga Bassirou Gueye saaga Mamadou Seck juge bu ñi ko dee dossier bi saaga Malick Sall saaga Antoine Diome saaga Macky Sall ni complot la salon de massage boo fa demee dañ lay yeew sa tànk sa loxo jébbale salon bi comploté la da ngay dem ku fa jot kenn du génn yow député nga am nga droit génn am nga garde de corps nga bàyyi fa garde de corps yi am nga chauffeur nga bàyyi fa chauffeur bi jël sa carcade jël sa capuchon nëbb sa kanam looy nëbbatu lu tax yow kenn nga dem ci salon de massage xale yi waroon a wàcc toog di leen ne waruñoo wàcc ndax yow loolu complot la mbagum jëmm xam ni kenn tu génn 20 heures à part de 20 heures couvre-feu la am na ay chauffeur am garde de corps ma bàyyi leen fa génn sàcc xam lu may catimini bi ñuy wax daw dem ci benn salon de massage da nga comploté pour mu dem ci salon bi heure boo xam ne kenn wul génn couvre-feu la xale yi waroon a wàcc patron bi xale Njaay dinañ bu leen wàcc ah ndeysaan sama client Aji Sarr man xamoon yow docteur nga man xamoon médecin la xamoon jàng na kinésithérapie xamoon jàng na sa école aji yow nekkee Aji Sarr aji Rabi Sarr nekkee yow docteur nga bay faj est-ce que yow da ngay faj yow moom médecin la kon Aji Sarr yow ke toonu ko sa bopp ku wax feeñ de sa way daanu nga yow nga ne doo faj Aji Sarr day faje xam nga Ousmane Sonko Aji Sarr ko du faj ba mu jugee di dem ci salon de massage Ousmane Sonko dafa demoon pour masser wu ci li mu wax ci lañ mën a sukkandiku waaw demoon pour masser ak pour faju massage dañ jàpp ne thérapie moom moo ne dafay bu ko feebar mu jàppee fii yàgg na koo jàpp day métti lool waaw dafa demoon faju ji loolu ñëpp dégg donc couvre-feu bi sax mënatul toog waaw am na nag ay médecins yoo xam ne loolu mooy seen liggéey ay kinésithérapeute jàng ko di ko def xale bu jigéen raay rek la mën raay bu sedd xanaa ba dafa am sëriñ la buy raay mu sedd boobu sëriñ bu ay Aji Sarr sama cliente aji nekkee yow da ngay raay rek mu sedd d'accord kontaan naa kon damay yàlla la am docteur yi nekk fii di faj feebari ndigg moom bu la raayee rek ndigg li sedd ah Sonko de moo bëri doole lu mu wax rek ñu nangul ko lu mu wax rek yëngatuwul nee naa la circonstance bi mooy nit ñi dañu xiifoon sonn couvre-feu bi metti banlieue bi metti ñu tëj leen lan moo tax ba ñu libéré Ousmane Sonko rek tension bi automatiquement dafa jeex non tension jeexul tension amul benn moment la précis bande yi dugg ci mooy chefu bande yi moom Ousmane Sonko c'est le bandit en chef dafa am groupe bande yi groupe yoo xam ne ñu bëgg a taal Sénégal Ousmane Sonko taalkat yi Sénégal la bu ñu ko bàyyi woon taal na Sénégal bu yàgg de loolu rek la ci bopp bi benn institution respecté wu ko nii le chef de l'État qui est une institution l'Assemblée nationale qui est une institution la justice nee na justice amul kon moom benn institution nangu ko kon lu am anarchie kon bi ko toppee lu neex waaye mu def ku violé ñu ne dañ la comploté ku rey nit ñu ne bon c'est pas grave lu waay def rek ku jaay ay visa ñu ne da nga war a génn prison donc ñoom daal ñoo gën a maar justice bi daal njaaxum bu ñu def waruñu leen a tudd dañu war a bàyyi di leen raay lu ñu def rek ñoom daal ñoom Sénégal daal ñoom daal loo mooy nouveau type de sénégalais fort puissant influent ba nekk intouchable bu ñu la jiñee viol doo dem prison boo jëlee ay visa jàmbur boo diggee ni visa jox la xaalisam nanga woo ko delloo xaalisam ñu jàpp doon yéen ñaar ñu bàyyi ko moom mi nga xam ne victime la gën a mën dañ may bàyyi wala ma taal dëkk bi ñii day war nañ jox ci ñoom nag xanaa ñoom Sénégal léegi te ñii buñ moomoon Sénégal de jàmm du fi am bu waxee signé leen jàmm ñu duñ signé pour la paix bëgguñu jàmm nit ay lañu kenn du leen jox su réew mi maire yi ñuy wax kan mooy xool batterie bi jaar di ko jox ay maire Dakar fii la taxaw ni chrétien yi fii la taxaw ni biñu jàppee Guy Marius Sagna li mu nekk catholique moo tax ñu jàpp ko bu doon Mbàkke la sant wala si wala laay wala mu nekk jullit kenn du ko tëj kon mu ngi bëgg chrétien yi xeex ak jullit yi kooku gën a garaaw Gaston Mbengue dama bëggoon ñu avance ci dossier Ousmane Sonko pour ñu mun ko tënk mun ko tëj ndax boobu ba léegi aussi am na ay chamboulement yu am ci magistrature bi
boobu ba léegi kenn déggagul ñu wax ci dossier Ousmane Sonko beeg lool te gisoon nañ ne barki dem ba ñu jàppee Barthélémy Diaz dégg nañ le président de la République ci boppam mu ne moom bu yëgoon ne ba ñuy convoqué Barthélémy Diaz da leen wax nañ bàyyi ba élection bi passé est-ce que tey ka Ousmane Sonko tey gisoon ne tey amul benn juge wala benn magistrat bu ñame suliwaat dossier. yaa ma doon laaj soo tuguma ci woon nga lu tax parquet bloqué dossier ubbi wuñ ko ubbi nañ ko inculpé nañ ko téye nañ passeport amul droit génn Sénégal day dem tous les 15 jours signé ji day làqatu wër mur yi signé ndaa nga génn demanam bu ko defee ñu yóbbu ko ci kaso bi par contre ana ki yore woon dossier bi anamu juge Samba Sall da ngeen bëggoon mu ne ci bàmmeelam di yëngal dossier bi di interroger nit ñi parce que des moyens lañ ko su ko remplacer ceci explique cela yéexee même seen zone yi fu de ëpp de 400 kilomètres kii côté Podor la kii côté Matam ñi kay ni ñu bàyyi fen Ousmane Sonko kay lay bàyyi fen Ousmane Sonko dañ koy bàyyi rek muy fen rek fu toll xale bi fen na ba nëpp te bala may dee lu mu wax rek ay répété ko comme waa Y'en a marre bi ñu répété ni wéy y a 2 poids 2 mesures duñu bàyyi kilifa duñu bàyyi Thierno Diallo ba téye kilifa ñëpp répété ko benn mel ni ñëpp dañu gisoon ñoom ñaar ñuy jaay visa ñoom ñaar ñuy laaj xaalis kenn moo laaj xaalis kenn moo joxe xaalisam kenn moo lekk xaalisam ki joxe xaalisam dañ ko bàyyi ki téye xaalisam nekk ci prison bi loolu kay du 2 poids 2 mesures. seen candidat ah met El Hadj say jeex na yow yàlla la ko wax la jeex na say non c'est moi xam nga yàlla li muy def jeunesse bi mën nañ xam ci jàmm ci défendre leen bu méttee bu métti le 23 juin Ousmane Sonko bëggoon bloc fiscal impôt et domaine ci booru Ponty tegal ay tànkam bureau climatisé di jaay suufu Sénégal yi régime Ablaye Wade mu naan régime il est anti système bu ko doon Ablaye Wade daanu na ma porter plainte ma génne suuf si sàcc bu bon la mais Sénégal moom xam na ne Sénégal dañoo yomb a nax kon bu mu nekk candidat de la jeunesse un candidat voleur et menteur candidat day sàcc di fen du exemple pour la jeunesse. mais li nga wax nii dafa xaw a grave parce que. dama porte plainte ma génn fen yi ak sàcc jaay ay terrain. waaw te tey jàpp naa ne Ousmane Sonko. bu doon fu ñu tëyee Tahibou Ndiaye bi ñu tëjoon lan moo tax xam nga Tahibou Ndiaye yow. état xam naa bu baax lan moo tax tey état du Sénégal tey profité wul si situation boobu pour téye Ousmane Sonko. mais parce que Ousmane Sonko du ennemi état du Sénégal erreur ngeen di def Macky Sall bañul Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo def noonu Macky Sall bañul kenn ba sacrifier nit au contraire daf koy yërëm ndax dafa demoon ci gorom di raam Mansour Faye ñu ko damaa bëgg a gis Macky Sall bala mu may tëj te mu bàyyi Tahibou Ndiaye di ko Mansour Faye waxee mu ne ma su toog ku ñuy wax Mansour Faye yaa xam mbay yow ma dafa am ak tuuti bandité bandi la c'est-à-dire balancé audio bi ko daaneel man du ma fenn de yaa gën a xam li may wax mu ne waaw boobu nekkul ministre masuma toog ak ku ñuy wax Mansour Faye ak boobu nekkul ministre xanaa Mansour Faye dafa am benn moment tuddatul Mansour Faye soo ko mën a fen xale bi mën a kàcc te fenam yooyu la ko nit ñi di nangul mais kenn ma su gis lii c'est-à-dire que du mu la wax suba ba ngoon jot manipulation la man dañu ma yow da nga bañ Sonko ba ne foofu koy bañee yàlla bind doomu aadama lu yàlla bind doomu aadama la gën a bëgg kon kay man ku yàlla bind bëgg naa la mais par contre yàlla ci bàkkaar yi gën a bañ fen ci la bokk à part bokkaale yàlla fen moo ci topp te xale bi fen lay def kuy fen suba ba ngoon jot ànd ak équipe bu fenkat ak reykati nit toj kati kër jàmbur taal ay magasin ni institutions yi benn baaxu ci bëgg a décrédibiliser nos institutions ànd ak ay djihadiste bëgg a taal Sénégal danaa xeexe yow te loolu Ousmane Sonko suba ba ngoon jot djihadiste yi moom lañu àndal mooy seen nit jaaykati suuf yi moom lañu àndal am na fi ñu bëri xaalis ñoo xam ne ñoo koy gën a jàppale ndax ñoo ànd jaay suuf si léegi nag suuf si jeex na jaay na ko ba mu jeex damay rey preuve de na ma attaqué moom ko preuve yi pétrole bi la teg bëtam léegi soo ko li muy ñaan li muy def yëpp boo tax buy bind ci pétrole inspecteur des impôts et domaines fu mu jàngee pétrole mais dëmmu pétrole la bëgg a nekk dëmmu suuf la woon
léegi dëmu pétrole la daa nekk. internet yi Maître El Hadji Diouf nee na am na ay preuve buy firndeel ne. yàgg naa ko wax Walfadjri laa ko njëkk a wax. dafa doon jaay ak Maodo bi tey donc loolu nañ bàyyi après liñ ci war a def ñu def. preuve yaa ngi fii bëgg woon na ko. waaw mu ma gàddee kër yu bëri ak bureau yu bëri ak UC yu bëri pour fu ñu ko sàccee rek wala ñu taal ko rek mu nga fereel. léegi xeex da koy mën pour ñu avancer mais maître sànq sa biir wax nee nga tey Macky Sall waxoon na li fi amoon doot fi am gis nañ mu dem ba Paris mu ne fa personne ne peut m'intimider man kenn mënu ma xokkatal. il a raison communication boobu ban jàngan nga ci def. li mu wax rek moom la engagé wax na dëgg. est-ce que aussi président ku toll ni président la war na mën a dem ba Paris wax ko waxee fii dem ba foofu wax ko fa. fa mu nekkoon di ko wax ay sénégalais fa nekkoon jaaxle mu recevoir leen ni leen bu leen tiit man kenn mënu maa na ko xooxatal sa seen xel dal Sénégal maa ngi ko téye fo war na ko faa waxee parce que Sénégal yi nekk diaspora ba mu leen di recevoir il fallait mu rassurer leen wane ne seen président bi dawul raful dof yooyu di wax du bàkku duñu dara ku yëngu ma rek ndigam te dëgg la kon boog na seen xel dal loolu tax wax ko ñoom dañu commencé woon jaaxle ñoom Sénégal yi de la diaspora foo ne Sénégal amatul koo téye ci loxoom Sénégal du bànn bi taxawal moo ko di taal dëkk bi moo ko mën téye comment. gis nañ ne yow Macky Sall li nga yàgg nga wax ne sa waay la. ba léegi sa waay la. waaye du changé dañuy jàppante wala duñ juboo wala duñ bokk position parce que man ko dima mel rek man ci dëgg yi rek. waaw kay léegi. comme moom léegi du ma d'accord rek moom mais xarit moom du changé moom sama xarit. waaw comme dëgg moom moo la ñor gis nañ ne président la bañ ko falee ba léegi dañu gis ne mu ngi am ñeneen ñoo xamante ne xëy na ñoom ñooy génn ci télé bi wala ci rajo yi di ko kaasal bay wax parfois ay tojaange ñu bëggoon xam barki démb dégg nga lu Gaston Mbengue wax ci Barthélémy Diaz ñu bëggoon ci am sa interprétation par rapport ak propos Gaston Mbengue yi. Gaston yàgg na wax pour président Macky Sall yàgg na lu léegi. waaw mais bu demee ba ne ñu sant Diaz motuñu fi 100 bu ñu leen fi taaloon aussi ñu bees ñu génn di ko defar ku mel ni Gaston yàgg na defaan Macky Sall yàgg na defaan aussi premier ministre bu Abdoulaye Dione yàgg na defaan Mimi Touré su ma dëgg rek lay wax fekkee naa ku ci nekk ci ñoom premier ministre defaan aussi Macky Sall ay yoon kon du ko génn léegi bi ko falee ba pare ca la Gaston su ko génn loolu c'est pas vrai parce que li mu wax moom la engagé xëy na wax na dëgg xëy na waxul dëgg ba li man waxam la wax sa waxi jàmbur du wax man li wax aw ma lu ma ciy wax parce que damaa gis ki muy waxal def lu gën a garaaw njomme yéen ñëpp ngeen ne parti miig waxuma yow de waxuma yéen ñii population yi ñenn ñi waxuma ko de néew ma maay député du peuple ah oui dama bëgg muy leer aussi ci nit ñi. Sénégal gi pratiquement 77% yëpp jug di kaas di manifester naan li Gaston wax li Gaston ñu ñëw jàkkaar Maître El Hadji ñu laaj ko mu ne loolu Gaston la engagé. waaw ku des sa wax moo la engagé loolu Gaston engagé te fa nga ci toll. parce que damaa gis ki may waxal ak ñi may waxal def jom yu gën a garaaw ñëpp nit ñi jaay waane ak seytaan j'aime pas l'hypocrisie. waaw mais ñu tooñ la taxul yow it ngay tooñ. ok naa ci wax naa ci xuus tuuti rek xam nga Gaston waxati dëgg la li mu wax souvent ça blesse comme mën na heurter mais nitu dëgg la te boo seetee ay waxam toujours lu mu wax dëgg la mais am na dëgg yoo xam ne nag duy neex a wax nit ñi mën nañu ko xalaatee ci suuf te kenn du ko yëkkati ci kaw Gaston da ko yëkkati ci kaw. yoo xam ne laay wax neexul déggin bi neexul waaye nit ñi dañ koy xalaat ci suuf te kenn du ko wax ci kaw Gaston souvent bu waxee rek ñu ne wax na toj fekk ñu bëri ànd nañ ci li muy wax mais ñemewuñ koo wax dafa ne Gaston dafa am fu muy waxee ak ñu muy waxal
ku am dégg-dégg mooy xam li mu bëgg a wax sax Barthélémy bi doomam la xarit baayam kon am benn xarma yàlla